maa ngi tudd Aly Nguer Faye nekk responsable wala nekk militant ci parti bu ñu naan Rewmi jiite ndaw yi Thiès Est yi nekk aussi agent municipal bu mairie ville. La gestion de l'État sur les inondations je pense que ni depuis Senghor li fi nekk mosu fee jug donc day wane manque de volonté bi État am pour dimbali souffrance bi population bi nekkee parce que mënuñu fee nekk depuis Jérusalem ba léegi même sites yi doon inondé ñooy inondé ba tey sax da cee dem laalaale ñu dul woon inondé donc ça montre nettement que ni l'État est limité par rapport à ça bugguñu ci def dara mais aussi du État kese nga koy jox population bi aussi parfois dañuy ñëw fekk foo xamante ni du dëkkuwaay ñu ñëw dëkku fa aussi maire yi aussi am nañ ci part de responsabilité parce que soo xoolee ci rubrique budgétaire bi ñuy defar am na benn partie boo xamante ni dañ ko ciy dugal ci ay canalisation ci ay puage lépp dañ ko ciy def mais doo gis donc manque de volonté bi daal fépp la donc ñi ngi ñaan État nag mu def ci ay effort parce que mënuñu chaque nawet ñu dund li ñuy dund ci inondation mënuñu chaque nawet ñi gis ay écoles yu nit ñi di dëkk loolu moom vraiment lu ñuy ñaawlu la ci Sénégal mais c'est à l'image de notre président aussi parce que ku am njiitum réew bu mel ni Macky Sall soo jotee ci ay inondation santal yàlla parce que gis nañ ni élection yi ba fii may waxee ak yow am na ñuy toog di ko contester ne élection yi jaarul yoon donc dëkk bu mel noonu nag su leen yàlla joxee nattu ay inondé nañ sant yàlla donc dañ ciy sant yàlla di wane ni État amul benn volonté moom pour dimbali ñi ci souffrance bi ñu nekkee mais État deful yenn moyens chaque jour les mêmes moyens mooy moto pompe mooy ñëw maq ka li ngay maq pour mu ñëwaat taafakañ yow yaa ko fa bàyyi c'est-à-dire moyens yi ñu war a njëkk a defar mooy xool fan la taataa bi di jóge ñu jéem a def ay canal nga xamante ni foofu dootul taa dootoo jël ay kii di ko maa ngi félicité waa Touba ca kanam xoolal lu mel ne Touba ca kanam ab organisation la rek tout d'abord fi ñu waroon njëkkee sax mooy ndamu diine parce que ñun ay jullit lañu ndamu diine bi nga xamante ni islam am na ko ci li may wax vision mouridisme parce que aussi ñun ay jullit lañu bala ñuy nekk ay tijaan wala dara dañ leen di gërëm ci Masaalikul Jinaan parce que loolu mooy taaral àdduna loolu mooy taar gis nga li jullit yi gañe tey ci Masaalikul Jinaan mu nekk vision mouridisme boo xamante ni kenn waxu ci dara mais demal Touba ca kanam mënd ma à Touba c'est pas l'État nii la mairie ku koy def mais Touba ca kanam ñoo ut ay moto pompe maa ngi ciy wax ak ma fari mooy seen trésorier général bi mu may expliquer sama yaram da doon daw ça veut dire ñoom am nañu volonté pour dimbali population mais État boo xamante ni ñoo la gën a xiif ay sàcc pétrole nga fiy dégg mankatu pétrole ñu ngi fi Aliou Sall ñu koy laaj suñu 400000 boobu ba léegi mënuñu koo leer enquête bi bouclé nañ ko kenn déggatu ci dara France daalu xidee donc État bu mel noonu du am volonté pour dimbali population mais tey soo ma nee chaque jour ñu jël sapeur fexe ba foofu du taa moo ko gën te mën nañ ko ingénieurs yu mag yaa ngi ci Sénégal mën nañ koo defar volonté la laaj même pas 6 milliards mu defar Sénégal ci inondation donc manque de volonté moo am. manque de volonté ci État wala ci population ci État parce que État moo représenté population tey dañoo jël suñuy juróom ak suñuy ñaar dërëm dénk ko le président Macky Sall ne ko loo ci yii xoolal loo ci def yii def ci lu la neex mu am caisse noire am lépp donc mënd bi moom la war mu xool lan moo koy saafara ndax moo yor suñu xaalis manque de volonté ci population bi mooy waneeguñ ni yéen ñun ñoo leen dénk ba tey population bi fi muy juumee mooy day fàtte ni moo dénk État foofu am nañ ci manque de volonté mooy il faut que ñu taxaw def face ak État wan ni leen lii ngeen yor suñu alal la ñun ñoo leen ko dénk foofu population bi aussi war nañ ci farlu ba duñu xaar ba nawet ñëw ñuy doog a xalaat yan site mooy inondé soo demee Thiaroye am na ay écoles yoo xamante ni dañoo taa te ñu ngi jub ouverture soo demee ci yenn gox yi Ndakaaru Njaay am na ñoo xam ne ci ay école la ñu dëkk parce que seeni gox dañoo taa ouverture bi dana tardé donc État su dee njàngale bi nga xamante ni mooy produit bi gën a wóor ci mu dëkk parce que àdduna ñett a koy doxal xam-xam santé volonté tey soo jëlee ñëpp feebar kuy faj maa ngi dégg ndeysaan dem si yàlla si radiyallahu taala anhu Serigne Abdoul Aziz Dabakh mi ngi ko doon wax
mu ne suñu demee ci hôpital médecin ya feebar seringue du jóge fi mu nekk. Donc Sénégal dañoo feebar te feebar bi mi ngi commencé ci état doog a wàcc ci population. waaw man du ma xeex ak sama moroomu opposant man bokkuma ci loolu rawatina koo xamante ni jàpp naa ni ci politique duñu moroomam pas ci parti duñu moroomam pas ci doomu aadama mais duñu moroomam ci lépp pour mu leer mais dafa am loo xamante ni il faut que ñu koy wax. maa ngi dégg ñuy wax chef de l'opposition d'abord lan mooy chef de l'opposition est-ce que poste la boo xamante ni président moo la koy nominé déedéet bu ñu fàtte dafa am lu fi jaaroon référendum dafay jaar mooy 4e ponk bi nga xamante ni dañ koo voté woon lan la ñu voté woon est-ce que dañoo voté woon que ni ku jël 3e yaay ñëw nekk chef de l'opposition est-ce que dañoo waxoon ne ku ëpp député yaay ñëw nekk chef de l'opposition non c'est archi faux dañu ne suñu demee élection présidentielle ki raw mooy nekk président ki ci topp mooy nekk chef de l'opposition mais réew mi loolu intéressé wu leen xam nga lan moo ñu intéressé chef de l'État Idrissa Seck pour mu mën a dindi nit ñi ci souffrance yi mooy day nekk chef suprême des armées mais li mu laaj dafa landoo parce que coow li yéen a ngi ciy dégg ku nekk déggu leen ñu ci xam nga lu tax président Idrissa Seck li nga doon wax tey loolu mooy préoccupation naka laay def ba sénégalais yi doot ñu nekk ci mënd naka laay def ba baykat bi di mën a jot jiwoom à temps naka laay def ba sàmm bi mën a sàmmi te dara du ko dal mais naka laay def ba géej gi suñuy mbokki Mauritanie doot ñu leen lor ci yooyu la ñu nekk newuñu ci statut chef de l'opposition encore une fois mais loi la chef de l'opposition nag revient à monsieur Idrissa Seck donte la càcc gi ma la doon wax ci ay élections que ni Macky Sall ak ñi fi nekk def nañ ko loolu duñ ci dikkaat mi ngi suñu ginnaaw mais kan moo jël deuxième la coalition Idy 2019 donc kooku moo nekk chef de l'opposition que ñu bëgg ko que ñu bañ ko moom moo nekk chef de l'opposition donte la intéressé wuñ waaw mooy dafa am lu ma la wax léegi man du ma débattre ci monsieur Ousmane Sonko c'est un leader de l'opposition que je respecte beaucoup et je salue de passage ñun moom du suñu adversaire politique encore une fois Ousmane Sonko rakk la doom la ci président Idrissa Seck tey débat bi ñu bëgg a installer entre le Rewmi et le Pastef duñ ko nangu parce que duñu nangu jël débat boobu di ko dugal ci suñu diggante beneen bi ku mu neex tu te réclame que ni yow la am du yow mais li nga xamante ni moom la ñu voté woon li nga xamante ne xam nañ ko mooy Idrissa Seck ne nii demandeur le parti aussi mais yàlla moo dogal ni moom la pour le cas de Ousmane Sonko li muy wax am na ci loo xamante ni expérience mayewu ko pour nga dénoncer yenn yi il faut être un homme d'état tey nag Idrissa c'est un homme d'état hors pair mais damay fàttali nit ñi il faut que ñu xam pour nga nekk réew mi dafa am lu mu laaj de les maîtres mots sont conviction ambition endurance mais il faut être constance aussi Idrissa Seck kañ la commencé wax Sonko yàggul c'est récent 88 ba léegi Idrissa Seck mi ngi ci langue politique bi lan la waxul tey ban coow moo fi am bu bees bu nit ñi di agité wu mais aussi xam nga li lay wan ni dañ koo bëgg kon koo bëggul doo bëgg mu wax koo soppul doo bëgg a dégg kàddoom donc askan wi dañoo namm kàddu président Idrissa Seck ngir ñaar constance véridique bi mu dalee wax ba léegi gisagoo ku ko weddi bi mu dalee wax ba léegi lépp lu la président Idrissa Seck wax ba ci coowal pétrole bii ñuy coow naan na ci àddu 14 février 2018 la ci wax ca Mbàkke Kajoor internet baa ngi li may wax nii nañ ñi may déglu nañ dem tàppe lettre boobu Idrissa Seck Mbàkke Kajoor lan la waxoon ci pétrole bi dafa demander à ce que sax Macky Sall mu revoir li mu signé ak suñu digganteeg Mauritanie parce que intérêt Sénégal nekku ci moom moo xamal ñi fi nekk di wax ñëpp li nekk ci contrat pétrole moo ñu waxoon ne ñett ñoo ciy bénéficié wu Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall ak raqam mais tey loolooy coow li waaw lu mu ciy toppaat di wax est-ce que Sonko dafa war a génn wax rek Idrissa génn wax
encore une fois débat boobu du suñu débat Idrissa Seck loolu intéressé wu ko xam nga lu ko intéressé Sénégal guute gi mu nekk nañ lañ leen ciy jëlee ceeb yokku na ciment yokku na te ci élection yi président Idrissa Seck wax na ko Kolda la ko waxee mu ne daf ni Macky Sall dafa ñaan tubaab yi nañ ko may ba élection yi jàll occidentaux yi nii la ko waxee su élection yi jàlle lépp lu ñu bëgg ci yokk denrée alimentaire mu def ko tey foofu lañ toll question yooyu moo ñu intéressé mais du chef de l'opposition du Sonko muy wax parce que nag borom bitigu mbagg boo gis su sañoon am magasin tey Idrissa Seck yàlla def na mooy icône politique gu Sénégal. non xam nga ci ay perspectives ci la ñu dëkk mais fu ñu jëm ñëpp xam nañ ko du lu ñuy wax ñu ngi leen di jox dig daje ci fan yu néew sañu maa toog fii di ko wax parce que lu ñuy tëgg la pareegul mais pour ma j'en félicite le responsable des jeunes Mori ak monsieur Éric Ndour bi nga xamante ni am nañu initiative pour def lu bees tàq di remercier As Babacar ci travaux yi ñu nekk pour te montrer rek parce que du ma dugg ci yi nga xamante ni ñu ngi koy def suñu parti parce que du yàgg dara askan wi ñu tegal ko seen kanam mais juste pour te dire que ni ci li ñu nekk mooy ci li war a génne Sénégalais ci point zéro yóbbu leen ci niveau boo xamante ni dinañu gis seen bopp ci mbir mi parce que réew mi ci loolu la mës a dox fekk la fi jëlee la fi yóbbu la ci kanam moo tax la mu laaj ñu bari duñ ko fekkee de Idrissa ànd ak moom neexul. waaw mu doon benn gestion boo xamante ni dañ ciy sawar di wax ndax ñu bari tey yaakaar naan sa émission bi li ko yokk indi mooy que ni jekki-jekki nañu gis Aly Nguer jëloon position ci monsieur Talla Sylla di wax lu ko neex Talla Sylla ci ay dëggam tey foofu laa tolloon gestion bi ma daan wax laay wax ba léegi ci la maire Talla Sylla dama ne Talla Sylla musuma dugg ci gestion dama doon wax que ni digganteem ak Idrissa il a trahi et je réitère ces propos là par rapport à ma position d'aujourd'hui nga xamante ni maa ngi ci wetam di liggéey ci wetam dama ne ci politique il a trahi Idrissa Seck mais soo jëlee maire yi ma sekk nii man ma bokk ci parti boobu nga jël Talla Sylla ma dem ànd ak Talla Sylla ci politique du ma ànd ak Talla Sylla fu mu jaar du ma fa jaar ndax il a trahi moom mantu mais ci li ma gis ci volonté ci moom ak maire yi moom laay àndal donc gestion bi mënuma ci wax loo xamante ni nii waxuñu ko ci woon parce que gis nañ ni ay temps amoon na blocage ci ay compte yoo xamante ni aussi ci moom la woon jaarul ci kenn parce que suñ ko laajee compte administratif génnew ko gars yi dañu voté budget gis nañ ni bii am na budget ñu ngi toog nag suñuy jët mënaguñoo wax ci gestion boobu mais ci li nga xamante ne moom lañ doon wax ci digganteem ak président Idriss Seck tey bi ñu nekkee ci wetam di liggéeyaat parce que fa lañ daan liggéeyee li taxoon ñu jël position mooy position bi mu jëloon par rapport ak moom digganteem ak Idriss Seck ñu jël suñu position suba su ko jëlaatoon suba su ko waxaatoon ñu jëlaat ko mais fii may waxee ak yow ñu ngi toog suñu yor suñuy gët man jël na ma yóbbu na ma stade Maniang Soumaré maa ngi fay liggéey mais changé wul dara ci la ma daan wax changé wul dara ci sama comportement du changé dara ndax Serigne Babacar Sy ma laa yaakaar te nee na gor du jàpp du bàyyi gor du tij ba fen amatul dara lu ma mën a kii mais li nga xam waxoon nañ ko ci mooy Talla Sylla digganteem ak président Idriss Seck da koo trahir loolu lu ñuy wax la mais Talla Sylla nga jël ko en tant que maire man Aly Nguer Faye nga jël maire yi nga xam maa ngi ñoom ñoo bokk parti nga ne ma tànnaatal ma tànn Talla Sylla leaderu askan wi Idrissa Seck waaw Idrissa mooy leaderu askan wi donc pour local yi di ñëw dañ ciy sant yàlla parce que ay xale la ñu woon nekkoon ci benn chemin tey ba toll ci war a laaj ñu ne danañ laaj maire bu Thiès Est la tax ña koy laaj nag mooy la muy laaj yëpp pour laaj ko am nañ ko dinañ ci ànd ak ñu ci war a àndal ñëpp parce que ñi ngi waxtaan nag ak d'autres leaders aussi pour xool naka la ñuy àndee pour laaj ko mais ci kanaalu parti bu ñu naan parti réew mi parce que fa lañ bokk mais je m'explique pourquoi ñu war a laaj tey ñun ndaw ñi yàlla dafa def suñu parti mooy parti boo xamante ni wax naa la ko sànq jox la les maîtres mots mais dama lay jox bàkk bi nga xamante ni mooy suñu slogan soo ñëwee ci parti bi dañoo am luñ naan honneur justice liberté mais président Idriss Seck daf ñu mës a recevoir li may wax c'était en je pense bien
2007 mu dénk ñu ñett baat ñett yooyu ba tey ci laay dox soyez juste soyez véridique soyez libre ñun mënuñu am parti boo xamante ne dañ ni honneur justice liberté ñu am ab maire bu bëgg a def 3 mandats éthique mayew ko kon donc li ñuy woo ci suñu maire Pape Bassirou Diop mooy nag di ko jaajëfal parce que fukki at nga yor ko ab commune metti na kon dañ koy ñaan mu ngemb ñun ndaw ñi ñu ñëw nekk candidat donc ñun amuñu problème bu yeneen communes yi am parce que suñu maire li nga xamante ni mooy suñu waxi parti parce que mës naa toog aussi le président Idrissa Seck jotaay ñëpp toogoon nañu fekkee ko mu ne parti bi parti libéral la ku mu neex dem ku mu neex ñëw ku am 2 mandats électifs tu passes donc suñu maire am na 2 mandats électifs day jàll ñeneen ñëw te jàpp nañ ni équipe bii ñëw ñun la ñi ngi waxtaan nag ak ñu bari ñi ngi waxtaan ak ñu bokk ci parti réew mi ñi ngi waxtaan ak ñu bokk ci coalition Idy 2019 ñi ngi waxtaan sax ak waa nguur gi pour ñu ñëw ànd ak ci suñu coalition parce que xam nañ ni Idrissa Seck moo nekk ci xolu askan wi mais aussi beneen ñëwuñu rek parce que dañoo war a jël mais dañoo am compétence dañoo bëgg a génne waa Thiès Est ci souffrance bi ñu nekkee dañoo bëgg a partager ak ñoom xam-xam bi nga xamante ni am nañ ko bëgg koo apporter ci commune bi ñu dëkk mais dañoo bëgg a apporter ak ñoom vision président Idrissa Seck parce que vision président Idrissa Seck su ko ñi fi nekk toogoo doxee woon dépassé nañu fii ma jox la benn anecdote grappe de convergence bi ko Idrissa Seck di indi di ko taxawal ci aw di ko théoriser Idrissa fexe ba mu ñëw Thiès ci 2 mois la ñu changé décoru Thiès li nga gis Thiès yëpp mais suñu toppoon continuité li président Idrissa Seck bëgg tey Thiès ay dàq ci Sénégal tey ñun nag vision boobu la ndaw ñu jël te du ñun kese de commune boo jëm te j'en profite pour dire que ku mel ni le président Habib Kane président réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès mi ngi ciy def liggéey bu am solo parce que ñëw na dolleeku ci njabootu président Idrissa Seck yamu ci mu jël alalam yamu ci mu jël ab staff ne leen kaay leen ñu xalaat ci vision président Idrissa Seck donc ku mel noonu su ñëwee dollee ko si dañ koy bàyyi xel pour te su dénk jotee war nañ ko war a mën a dénk ca commune ba mu dëkk ca ville ba mu dëkk ci loolu yëpp donc wax mais pour wax aussi di ñaan di profité ci sa caméra yi ci sa site bi di ñaan maire yi fi nekk élection yi élection ndaw yi la ñoom maireu réew mi Pape Bassirou Diop moom def na 2 mandats moom jarul ñaan loo xamante ni devoiram la doog na ko def incha allah te amuñu ci benn xel ñaar ni dana ko def mais di ñaan le frère Lamine Diallo di ñaan le frère Alioune Sow que nañu cédé place yi xajal ko jeunes yi nekk ci ñoom. fi ñu njëkkee woon rek la ñuy dooree mooy santaat yàlla wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax mënoon nañ koo tàmbale te duñ ko yeggale comme que tàmbale nañ ko bay waaj a yegg ci cappaandaw ga te moom lay neex it mu yegg ñu sant ko ci bu wér di gërëm waa Salafina muy fu taaru fi ñu ñëw di fa jox ñëpp di daje pour ñu ñëw visiter ko parce que fii moom Cheikh Raoul li mu teg Thiès la ko tegal ñëpp a ci war a jàpp mais aussi di ñaanaat yàlla samay waajur yàlla bàyyi leen sama kanam ba sama yéene ci ñoom antu wala seen yéene ci njaboot gi parce que amuñu ma rek man rek ci doom ñu mën a antu ñun ñëpp di jéggalu benn kàddu bu fi dëng ñu xam ne ci man la ci sama doyadi la ci jaam gu doyadi gi ma doon la lu fi jub ci borom bi alayhi salaatu moom mi nga xamante ni moom mooy jubal mooy dëngal donc kàddu yooyu la ñuy jël di ñaan yàlla mu def ñu dëggi taalibe Serigne Babacar Sy ndax ñun dara ñoruñu dara li ñuy wax nii yëpp lenn kese ñu ñor bëgg gi ñu bëgg Serigne Babacar te muy dëgg ci ñun donc di santaat yàlla bu wér di nuyu waa Thiès yëpp di leen jox di daje ci fan yu néew parce que am na ab assemblée générale bu ñuy waaj nag mooy kuréel gi ma la doon wax aussi am na xeex bu ñu jub muy xeex bi ñu gis ci Thiès muy suufu Thiès nañ ko pasaree kooku xeex la boo xamante ni ñu ngi ci fan yi tëdd nañu feebar nit ñëw sama kër ne ma su ngeen bàyyiwul suuf si moom dañ leen di suul ma ne ko nañ ñu suul ci suuf la ñuy mujj waaye suuf si danañ fexe ba askan wi ko moom ñu jot ci incha allah ñi may déglu te doon xaar ma wax ci suuf si te waxuñu ci suuf si nañu xam ne xeex la boo xam duñ ko bàyyi parce que fekk ab jirim
papaam génn àdduna yaayam génn àdduna mu bàyyil ko as terrain yow maire wala yow koo mën a doon yow ku mu mënti doon ci ak dayo boo mën a am nga jël ko naan da nga koy affecté waat nit loolu tegoo ko fenn loolu ak càcc la maa ko wax te ñiñ ci àndal muy service compétent yëpp muy état muy ñoom ñi ko def ñëpp ñu ko sëg nañ ñu xaar ci seen chemin faale wuñ ci dara duñ ci wuuse yootaa ñi nga xamante ni ñooy ñëwti doole ji ñu nangu seen suuf jox ko ñi am doole ay terrain 8 millions 9 millions ñu jëlaat ko dolli ko seen alal danañ ko delloo ñoom néew di doole jooju te loolu suñu combat la ñun waa Thiès ñi ngi ciy woo ñëpp di sant ñëpp di ci xaar di wax nag ñi may proposer terrain pour ma bàyyi xeex ba da ngeen di sonn man li ma ama ëpp terrain mooy judd ci jullit bëgg see dee looloo ëpp teraanga donc ñi may jéem a corrompre nañ ko bàyyi te xam ne mënuñu wasalaam